baax di leen ziar di dellusiwaat ci wàllu actualité ngoon bu jot ci télévision Futurs Médias xibaar yi ci kanam ci wolof ak ci français ak rédaction bi buñ ci noppee ñu dal di dalal directeur commerce intérieur di Oumar Diallo waxtaanee nag wàllu boulangerie waaye it waxaale ci réforme yi nga xamante ne nii am na yéene taxawal ko ndax it bu mu fi yegsee léegi yàggul ndax moo fi remplacé ki nga xamante ne moo di Ousmane Mbaye partie bu njëkk bi nag ñu jagleel ko wàllu inondation yi ndax it nag am na fi ay coow yu jóg fu ne waaye it gis également des leaders dem fu mel nii ci banlieue bi ak yenn gox-goxaan yi ci biir réew mi nemmeeku sinistre yi tey président Macky Sall moom itam wàcc ci banlieue bi daal di fay annoncé également ay mesures ñu dalal tey Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly moom nag député la daal di waxtaane rek li nga xamante ne mooy également taxawaayu assemblée nationale kilifa gi dalal jàmm ci plateau. alors maa ngi lay fay maa ngi nuyu mboolem transporteurs yi nga xam ñoo ñu seetaan di nuyu waa Sénégal yëpp di fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moo xew ci assemblée nationale ak ci réew mi. ñu njëkkee li nga xamante ne mooy visitu président Macky Sall ci banlieue bi fu mel ni Kër Massar annoncé fa ay mesures waxaale également ci li nga xamante ne rek bëgg na Kër Massar nekk département noo jàngatee loolu. li ma jàngat loolu mooy président de la république bu fekkee ne dafa dem bay jóg damaa defe ne dafay jóg pour dem saafara jafe-jafe askan wi mais du dem di yokkaat ay jafe-jafe ak ay problèmes yoo xamante ne xam na ni. économique réew mi attunu ko te promesse politique la ndax bu fekkente ne yow da nga dem nga xamante ne leer na la fii depuis 2012 ba léegi waxoon nga ni génn nga 767 milliards francs CFA pour dugal ko ci mbirum xeexu mbënn mi nga dem ba àgg la nga war a njëkk a def mooy ana ña ma joxoon sama xaalis fan la dugal maanaam xaalis yi ba tax lii am tey ji loolu yaakaar naa mooy li nga xam ne lu waroon def bu fekkee defu ko nag mu dem ba àgg foofu noonu waxaat encore ne dana joxe 30 milliards francs CFA pour que Kër Massar te Kër Massar donc yaakaar naa nekkul ci fu am ay problème inondation malgré que ñoom ñoo si ëpp ma lay wax nag ni maanaam loolu dafa loo xamante ni wax na ko mais xam na ni mënut a am ndax économie réew mi jamono ñu toll ni attunul loo xamante ni tey ji programme mun ko ci bés bi ñëw ni le 1er octobre l'assemblée ubbi te loolu jotaguñ ko kon damaa def loolu ay wax loo xamante ni comme na ma ko déggee woon askan wi nax leen di yàgg leen a nax loolu la xamante ni moom laa jàpp ni noonu la continuer di nax waa Kër Massar mais loolu mu wax xam na ni mënul am li ma si gën a ñaaw rek mooy ñi nga xamante ni dañoo jógee Kër Massar war na xëy si biir Dakar ak ñu nekkoon ci banlieue bi ñëpp war a ñëw président Macky Sall bi mu dem tax na ñëpp tardé seen liggéey ñu baaree seen liggéey nangu ñoo dem muñ ñoo dem ndax kan la dem gu Macky Sall googu noonu ba noppi ñaare bu fekkente nee nag dana jël maanaam Kër Massar def ko maanaam département mais loolu dama def bi mu koy wax sax xalaatu ko ndax leen bu fekkente ni mbir mi économiquement la tey bu ko defee day rey géej day rey Pikine ci na ndax léegi boo xoolee léegi Kër Massar ci Pikine la bokk léegi bu jëlee léegi Kër Massar def ko département da ngay daal jël Mbambilor jël Tivaouane Peulh jël Lac Rose jël Sangalkam yëpp indi ko maanaam fi nga xamante ni mooy nekk Kër Massar léegi su boobaa aussi tamit mu nga indiwaat beneen création encore le nouveau conseil départemental yoo xam ne dafay nekkaat ci ndoddu askan wi pour que nekkaat ay xëccoo politique kon jàpp naa ne am yoo xamante ni du mesure yoo xamante ni jamono toll ni fii ak élection yi loolu muy wax mënu ko fi def te xaju fi argument yi nga xamante ne moom la ñuy fësal souvent mooy bu ñu ne dañuy def fenn département mooy fexe administration bi gën a jege ñi nga xamante ne ñoo di population waaw xam nga depuis maanaam fukki at yu manqué ñaar toog na fi mais lan mooy ndey booba léegi dafa ko woon néeg bu mën ne am nga dem profité waale ñu jëm si ay élection locale nga xamante ni wér na ni Kër Massar mer nan la nga bëgg leen a neexal ni leen dinaa leen neexal pour defal leen loolu mais bu ko defee xam na ni Pikine gi nga xamante ni tey jii économie gu yëpp ci banlieue bi la muy côté boobu noonu mais su boobaa Pikine moom jël sax insiste quoi ndax dafay dee ndax Pikine ni muy dund yëpp suuf sëpp ci côté boobu la des mais des dund léegi de Pikine économie li foofu dugal tamit ci biir Pikine bu ko dee léegi ba yem Kër Massar yaakaar naa su boobaa Pikine leneen itam loo xamante ne wax na ko mooy fexe maire yi surtout ñaan na leen ñu fexeeti bañ a joxeeti li nga xamante ne nii moo di yenn ci autorisation pour lotissement yi ñu daal di koy dakkal ndax bokk na ci li nga xam ne surtout ci zone non aedificandi yi mooy indi ndox ci ñiy dëkk yenn dëkkuwaay yi. waaw xam nga loolu yaakaar naa boo nekkee président de la république la ngay war a njëkk xalaat da nga am ay services yoo xamante ñoo lay xalaat si mel noonu kon bu fekkee dafa bëgg a jël yëpp jox ko maire bi teg ko si kaw maire yi te maire yi si bari yi nga xamante ne ñoo jëf ñaawteef yooyu ci maire am lañ bokk léegi lu tax ko ma dégg ba léegi nii mu doog a xalaat loolu te moom taxawoon ni fii wax ni mbënd jeex na Sénégal léegi est-ce que boobu noonu kon waxoon na ne xamoon na ni maanaam maire yi ñi ngi def loolu noonu kon damaa def ne loolu muy wax yëpp déjà c'est trop tard li am mooy askan wi fi ñu toll nii jafe-jafe yi jànkonteel mooy ku leen génn si ndoxu moomu ñu nekk si biir Kër Massar pourquoi mun leen a jël loosa leen si hôtel yi wala ñu yóbbu leen fi nga xam mooy centre Abdou Diouf Diamniadio wala yóbbu leen Dakar Arena pour que ñoom ñu nekk fa ñu mën leen a yor après jéem a xool nan la ñu mën a fexe ba manque ndox moomu loolu nag gis toppa ñu def si topp mais doo dem foofu noonu yor sa benn costume bi nga demee dugg si ndox mi nga taxaw foofu noonu baare askan wi après dina dig loo xam ne dañ koy référé mais duñ ko gis bu mukk yaakaar naa loolu moom
kenn xamul lu muy ci wàllu solution parce que chaque fois dañuy citer loolu ndax Covid bi muy jeex gis nañ fi également ñu nekk ci hôtel yi la ñu wax par rapport ak bërëb yi ak it xaalis bi nga xamante ne état bi yore loon nañ ko tey encore une fois ñuy confronter situation boo xamante ne nii metti nañu bëri te jot nañu ñoom nee nañ ci li ñu génne 2000 et quelques sinistrés ci zone yi nga xamante ne inondé la ndax tey loolu solution la jëlaat encore nit yi nga xamante ne ñu ngi ci yenn bërëb yi yóbbu leen ci hôtel yi. waaw xam nga Sénégalais yi lépp loo xamante ni maanaam seeni coono boo ko defee mu jeex jar na ko pour man ndax askan wi ay citoyen la yoo xam ne dañ leen war a dimbale kon yaakaar naa ni am na loo xamante ni àll sax waru ko mën a jënd. ndax diire bi di nga ko xam. li tax mooy non xam nga loo gis nag dafa am maanaam programme bu muy aje ndax bu fekkente ni tey mbënn mi am na ñu ne léegi maanaam nañ jéem a jël xaalis boo xamante ni dañ ko jagle loolu ça n'est pas ci ñoom rek bu la neexee mooy de un mois buñ concentré wu dëgg-dëgg si Kër Massar doon fi jël ndox mi oui mën nañ ko def ndax li tax mooy état lu mu bëgg a def mën na ko def mais li la ñur mooy soxla askan moo la ñur ndax bu fekkente ni tey concernant ñu ne léegi mbënd mi am na yow 2012 mbënd moo amoon nga tas Sénat à 8 milliards tey mbënd am na mais pourquoi mënul tas conseil économique social tas conseil environnemental tas conseil dialogue social ñetti conseil yooyu ne pourquoi mënoo ko tas jël xaalis boobu noonu nga investir ko foofu noonu pour askan wi gën a gis seen bopp ba pare ñaaree bi nga dindi caisse noire assemblée nationale bi nga xamante ni amul benn njariñ dindi caisse noire président de la république nga jagleel ko askan wi yaakaar naa loolu boo ko defee da di ay actes yoo xamante ni population bi da nga xam ne yow mii yaa ngi seeni soxla mais bu fekkente ni yow da ngay dem rek promesse wax le fii ak élection nee na 6 mois la xam nga duñ ko yokk wala duñ ko yokk léegi ab xëy nga calcul naa ni maanaam léegi 30 milliards yooyu wér na ni yow mënoo ko génn ndax nekkul si bis bi ñu génn nii te bis bi ñu jëm nii dugalaguñ ko si kon léegi foo jëlee xaalis boobu ba pare yaa ngi investi 767 milliards ñu bëgg mu leer nangu woo ñëw leeru ko assemblée. alors assemblée boobu noonu lay taxaw parce que tey maa ngi wax sànq bi may commencé yenn ci leaders yi ci opposition gis nañ leen sur le terrain waaye assemblée nationale day mel ni chaque fois foog nit ñi coow lu yàgg balaa ñuy sentir ne sax réew mi am nañu assemblée fan ngeen ne. waaw xam nga loolu peut-être que rek ci assemblée la loolu moom la ko nëbb ci assemblée la ndax man en tant que membre de commission des aménagements man bi nga xamante ne mën na mi jot am na man maa njëkk téléphoné pour le président Mamadou Lamine Diallo xamal ko ne ko assemblée nationale commission bi nga xam ne moom la ñu yore nañu dem seeti fekki askan wi waxtaan ak ñoom xool seen i jafe-jafe pour mën koo càmbar jébbal ko assemblée nationale mais bi ma ko waxee ban tàmbali maanaam di waxtaan ci groupe bi pour wax délégation bi da mais Moustapha Niasse moo yëkkati téléphone am ni ni Lamine Diallo bu leen dem bu leen dem toog leen ba am ndigalul assemblée nationale ma yaakaar ne loolu ci république boo xam ne démocratie la assemblée nationale bu yëkk téléphone di wax président commission ni ko bu leen dem te commission bi am indépendant ñu fal ko mu war di doxal war di ñëw rendre compte yaakaar naa loolu bu fa assemblée nationale demut wala député yi demuñu foofu ci en tant que ci commission bi mais kooku Moustapha Niasse la mais du ci ñun bu fekkente ni loolu am na kooku mooy responsable man fa ma dëkk muy Touba bu fa mbënn ma amee wala la fa am ci néew ko ndox la ma war a def maa ngi koy def mooy maa ngi dem di manque ndox mi di sëkk fi mu war a sëkk di ko def pour préparer li nga xamante ni mooy màggal gi ak si ndigalu sëriñ bi ak liggéeyu Touba ci kanam bi ndax xam naa ne képp koo xam yaakaar nga Touba nguuru Macky Sall gi wala nga yaakaaru commune Touba pour ñu liggéey loolu doo ko def kon moo tax sëriñ bi jël yëpp dénk ko waa Touba ci kanam ci wàllu liggéey gi ba tey ci inondation yi parce que bu fekkee ne rek commission bi dafa bëgg a def liggéey président assemblée na leen déedéet am na également yeneen mécanisme yoo xam ne mun ngeen fa jaar waaw xam nga mën a taxawal peut-être introduire ay questions directes question d'actualité pardon wala ay question orale waxtaanee li nga xamante ne nii mooy gestion inondation yi. xam nga loolu nekk rek miir bu ngeen mbëkk ngeen daal ni leen. loolu mooy waral maanaam chaque jour ñu nekk ci kanam pour jàppale askan wi loolu moo tax surtout président groupe parlementaire bi yëpp président groupe parlementaire introduire benn lettre boo xam ne daf ko adressé assemblée nationale. wax ni dafa bëgg ñu auditionner ministre yi nga xam ñoom la concerné ñu yore woon mbirum mbënn mi te boo jëlee article 81 ci constitution bi moo permettre assemblée nationale di auditionner ministre yi ndax jamono na ko si jamono 2006 yaa ko ne xam na ni jamono boobu noonu Ablaye Wade moo nekk président de la république am assemblée nationale Mamadou Seck nekk président assemblée nationale Omar Sarr mi dañ ko woon audité ko te boobu yaayam sax dafa faatu woon mu bàyyi fa yaayam foofu dëj ba ñëw Samuel Sarr ñu audité ko kon yaakaar naa ne lu mel noonu waroon naa mën am ci nguuru Macky Sall bu mu bëggee mu leer loolu moo tax comme loi bi moom la ñu may si constitution bi article 81 boo demee si règlement intérieur assemblée nationale article 5 may ñu loolu bi ñu ko déposé président assemblée nationale wax ni ci bureau assemblée nationale d'accord ñu tey pour ngeen indi lii di ko déposé ñu dañ ko lan moom lu mu wax mooy lii nga xam moom ngeen indi lu baax la waaye nanguwuñu ndax dafa indi coow askan wi xam li seenu tële ak seenu sàcc ak jafe-jafe yi nga xamante ni tey ji am na moom loolu la wax moom mooy maanaam bu ñu ko indi day indi ay coow loolu la wax bu ñu ko accordé day indi coow léegi ñoom li nga xam moom lañ préféré ñoom jël benn article c'est article 45 ni léegi maanaam nañ def maanaam mission de information yan coow la war a mais moo ko xam nga c'est-à-dire bu fekkente dañoo opposition bi dafa génn loo xamante ni tey
ñoom ñoo ko waroon def defuñu ko. buñ ko defee gàcce lay doon si ñoom. te ku ne xam na ni Moustapha Niasse liggéeyul pour assemblée liggéeyul pour président de la République mag la moo xam ne dafa toog puusul paasul kon loolu fekkente ñun dañuy défendre li nga xam mooy askan wi nekk fa ay député yoo xamante ni dignement askan la mu fi toogal lu ñu indi maanaam mu jël ko sànni fa la seet lu leen neex ñu def ko mais mission d'information boobu ñu bëgg a def fukki membre ak juróom la war a doon ñu ne léegi opposition bi yéen ñetti membre la ñu jox maanaam liberté et démocratie muy groupe liberté et démocratie ñaari membre ñu jox ko maanaam non inscrit fukki membre ñoom ñu jël ko ba pare jiite ko encore mais est-ce que loolu bëgg na lu leer léegi mission boobu noonu ñun ba fi may wax ak yow jotuguñu maanaam terme de référence yi malgré que dañu si bokk ndax duñ nangu Assemblée nationale di def yoo xamante ne ñun duñu d'accord que ñoom ñu dem pour que di seetal ñi nga xamante ñooy ñi sàcc xaalis réew mi te directeurs yi ak ministères yi 767 milliards yooyu buñ ko wéleerul si jamonoy Macky Sall bi fu Macky Sall jógee dañu ko leeral ndax askan wee ko moom. mission d'information lan mooy plus boo xamante ne war na ko mën a indi bay tey président assemblée jàpp ne mooy meilleure formule bi nga xamante ne moom la ñu war a teg plutôt que. xam nga mission d'information moom mission tàppale la rek. ndax tey jii dafa am loo xamante ni tey mooy commission bi moom assemblée nationale dafa am ay commission bu nekk am lu la dénk la ma waroon def mooy dafa waroon jox commission bi mission ne ko demal nga liggéeyi indi assemblée nationale validé wala ñoom ñu càmbar ñu auditionné maanaam mboolem ministres yi fi jaaroon yëpp ñu woo leen contrôle leen kenn ku nekk ñu laaj la xaalis bi nga jël si yëf yi foo ko dugal ndax ku ne xam ne ministre de l'intérieur mais war nañ ko si laaj ndax moo yoroon plan Orsec ministre des finances waroon nañ ko si laaj malgré que jamono boobu noonu Amadou Ba moo fa nekkoon tey jii boo jëlee maanaam ministre de habitat mais jamono yooyu Mansour Faye moo fa newoon Mansour Faye xamoon na ni coow day am moo tax Macky Sall jënd ko fa rawale ko maanaam ci mbirum commune fi mu ko jox noonu muy communauté bi kon jàpp naa ni loolu pour dénk ko affaire ceeb yoo xamante ni tey jii mi ngi indiwaat ay coow encore ngir ko loolu lépp ay cuunal yoo xamante dafa am ci nguuru Macky Sall ak ay tatandu ndax bu fekkente ne yow dana laa dénk loo xamante ni yàgg doon ko leeral ñu xam ne lii dana am muy audit dana am 750 milliards jaar na sa loxo yow ak directeur ONAS mais fan ngeen war dugal xaalis boobu Mansour Faye il faut que ñu woo ko pour mu ñëw assemblée pour mu leeral mais lan la ñuy daw ñoom. mais tey ku mel ni moom liir naa ci presse bi muy wax ne yàggatul dara li nga xamante ne mooy chiffre réel yi mu soxal wàllu plan décennal bi nit ñi dinañ ko am ci li nga xamante ne xam nga loolu bu ko waxee ñun gëmuñu ko liñ gëm mooy assemblée nationale moom la yoon def mu ci article 81 ci constitution bi moom mu audité def section extraordinaire ministres yi ñëw askan wi yëpp xam ko ñu laaj ministres yi xaalis foo ko dugal mais lan moo tax mun ñu def loolu bu fekkoon Macky Sall bëgg na lu leer bëgg na lu jub bëgg na lu wér danaan ministres yi dam leen ngeen rendre compte malgré que opposition bi li ñuy wax lu baax la mais dem nañ nga ànd si ngeen def mais ku mel ni ministre de l'intérieur bi mu teewee fii bi ñu ko laajee def ne bu ko assemblée woowee mu ñëw wuyu yeneen ministres yi nga xam ne yëpp ñoo laaj. mais xam nga li boole mooy loolu moom bu ko waxee peut-être courage tax mu wax ko mais xam na ni assemblée nationale lu jox autorisation ministre ni ko ñëw ndax balaa ñëw il faut mu tàgg président de la République ndax tey jii may wax ak yow man depuis 4 mois maa ngi déposé ay questions actualité ak question orale ak question écrite ci ay ministres yoo xam ne nangu ñoo assemblée léegi lan lañ si man ñun liñ man mooy bind déposé soññe wax mais mun ñu dogal ndax ñoom askan wi ñoom ñoo jox majorité nguur gi mu lekk xaalisu réew mi ba pare ne bu leen ko fu waxee luñ si man léegi naka ngeen nar a doxalee tey bu fekkee ni buntu yi ngeen war a mën a fëgg yëpp tëju na déedéet xam nga duñ ko bàyyi noonu ñun duñ bàyyi noonu am na beneen va boo xam ne ci ndoy fa la ñuy jaar mooy boo jëlee encore ci li nga xamante ne mooy règlement intérieur Assemblée nationale mooy obligation dañu pousser Moustapha Niasse ñu def séance extraordinaire li ñu ko may defa mooy fi mu toll may waxee ñu ngi def ay pétition yoo xamante ni dañ ko jagleel député yi nekk maanaam assemblée nationale muy ñu bokk ci opposition bi ak ñu bokk ci nguur gi te bëgg maanaam lu leer bu ñu amee 81 députés obligation dañu def maanaam section bi pour que ñu auditionner ministres yi loolu ñu ngi ci tàmbal nañ ko am na ay députés au pouvoir yoo xam ne déjà signé nañ fi mu toll may waxee pétition bi kon jàpp naa ni ñooñu bëgg na lu leer mais Moustapha Niasse mi nga xam bëgg lu leer wala xëy na kan lay défendre loolu moo ñu jaaxal. alors ñu ñëwaat ba tey ci wàllu liggéey gi ci assemblée nationale ndax it à côté plan décennal bi am na leneen it muy plan Orsec bi ñu génne 10 milliards yoo xamante ne nii dañ ko jagleel ñi nga xamante ne ñooy sinistrés yi également accompagner ñi liggéey sur le terrain moo xam ONAS la ak sapeur pompier yi tey encore ñu waxaat 30 milliards yoo xamante ne dañ ko ci nar a dolli loolee lépp moom liggéey gaw ngeen fas yéene def kañ lay sotti parce que plan décennal bi ngay wax comme amagoo leen possibilité mën a xam li ci nekk ci biir. waaw xam nga li ma lay wax rek mooy c'est-à-dire li mu fak suur que ñoom dañuy génn ay chiffres di théorie askan wi mooy boo xoolee xaalis bi njëkkoon a génn ci affaire cour bi ba lay leeragul ordonnance yi président de la république jëfandikoo 1000 milliards yooyu ba tey ji assemblée nationale jotugu ko xamagun ñun jotugun ko octobre lañ ko war a jot pour càmbar ko kon loolu leeragul. bu fekkente ne après fukki milliards yi nga xamante ne boo xam ne dana ko génn waat bala ngaa leer génn fukki milliards mais 67 milliards te Moustapha Niasse nee na 765 la Moustapha Niasse moom ci bureau bi nee na 2 milliards yi maanaam àggu fa maanaam 765 milliards
moom la jot ci ay chiffres réels yi moom la loolu la Moustapha Niasse président Assemblée nationale wax même bu fekkee 765 la ak 755 li ñu soxla mooy xaalis bi ñaata lañ si dépassé fan lañ ko dugal ak lan moo ci des loolu lañ soxla pour que mu leer loolu nag yaakaar naa ne ñun suñu rôle mooy bind nañ pour auditionner article 81 li ma la si constitution bi leerul article 5 bi ci règlement intérieur bi leerul li nga xamante moom lañu règlement intérieur mayaat mooy ñu def ay pétition ci assemblée nationale ay signature pour que ñu forcer leen pour que ñu def science exercice boobu souvent damay laaj pertinence bi lan la parce que des fois tamit ministre ñëw taxaw ngeen posé ko question mu tontu yenn relance yi nit yi ñu ngi koy xaar du ñu am possibilité bi am ko wala peut-être am na nu ñu définir temps de parole bi ci biir à l'interne organisation bi ba nit ñi bu ñu génnee it lañ ci doon xaar yenn saa duñ ko am lan mooy pertinence su ñëw taxaw rek annoncé ay chiffres yoo xam ne tamit quelque part xam nga ñun du ñu ay dof te itam yaakaar naa ni askan wi moo ñu tànn ku ne xam na ni ministre yi tey bu ñu doon ñëw ñun dossiers yi ñu yor xam na ñoom ñu bokk ci ñoom jox nañu dossiers yoo xam ne xam nañ ni dossier réel la bu ministre waxee la ñu ne ko lii moo am bu fekkente ni lam ñu wax ak li am génn ñu génn ko ci presse bi wax ko ñëpp dégg ko ñun loolu mooy suñu rôle te bu fekkente ni tey ji ñoom initiative rek dañ ko waroon saluer ndax bu fekkee da ngeen am ay député yoo xamante ni opposition bi lañ bokk bëriwuñu assemblée nationale ay ñett ki ñeent ki juróom ngay dégg du yor assemblée nationale di liggéey boobu xam initiative yëpp yoo gis assemblée ñun opposition ñun ñoo ko génne ñoo ko dugal ñoo ko posé mais bu fekkente ne tey jii tey initiative yooyu ñu posé ñoom d'accorduñ si wala ñoom d'accorduñ si ba ñoo assemblée ñoom bu ñu waxee 5 minutes askan daan xam fan la dëgg bi féete ndax xam nga aussi tamit kuy wax dëgg ku dul wax dëgg boo ko dee jàkk wala mu wax dara da nga ko mën a xam mission d'information bi liggéey gi kañ lay door wala boog waaw loolu li ñu jot tey nga xam ne Moustapha Niasse moo ko signé le 17 après yónnee ñu ko tey mooy feuille de route bi génn na ko mais il faut que ñu taxawal ñu comme laaj na déjà tur yi ñu génn tur yi après dessiné li nga xam ne mooy commission ad hoc bi pour que ñun mën a tàmbali li nga xamante ni mooy liggéey boobu liggéey bi tamit li nga xam moom la si wax mooy nee na il faut que ñu auditionné directeurs yi loolu la wax auditionné directeurs yi auditionné ministres yi léegi bu fekkente ne par exemple au plus tard le 31 octobre bii ñëw ni nañu jël maanaam rapport bi jébbal ko président de la république mais ñun liggéey bi nga xamante ni tey conseil économique social moo ko def mooy def ay rapport di ko jébbal léegi duñu ko bëgg sax dénk assemblée nationale pour que moom muy def ay rapport auditionné par jël rapport bi jébbal ko li nga xamante ni tey mooy président de la république ñun li ñu bëggoon mooy comme ni ma ko xalaate woon te incha allah dinaa ko def mooy bu ñu ubbee le 1er octobre dinaa initier benn enquête parlementaire boo xam ni damay déposer li nga xamante ni mooy enquête parlementaire concernant ministre yi nga xamante ni ñoom la ñu dénkoon xaalis bi pour que ñu war ko leer ensemble bu ñu ko accordé baax na bu ñu ko accordé wul ma xamante ni c'est pas la première fois ndax depuis en terme de nombre loolu tamit am na solo parce que bu fekkee ni pouvoir bi ñoo fa ëpp te opposition même bu dee ñu ngi def ay jéego néew nañ fa seen baat xawut a diis biir assemblée li ngeen di def tamit kañ lay sotti waaw mais xam nga ñun moom li ñu war a def askan wi soo ñoo ñu jox ni dem leen teew lépp loo xamante ni war ngeen ko wax ngeen wax ko bu fekkee jël na décision jot nag ñi nga xam ñoom la fal ñu jox leen majorité ñoom ñoo jël décision bi ñun li ñu war li mooy lool tey li nga xam ne moom la doon wax askan wi mooy bu leen jox majorité bu leen jox président la rek jox nañ leen ko mais ñu ñee dem leen ngeen teewal ñu malgré lu ñu fa néew du teeka lan fa war a wax dañ ko wax ndax loolu mooy suñu rôle leneen tamit bëgg naa si am sa gis-gis mooy inondation yi naam bu dee nekk na jafe-jafe mais am na ci langue politique bi xiiroog ŋaayoo boo xamante ne feeñ na ci diggante yenn ci opposants yi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci pouvoir bi lu mel ni tey nit yi di leen xaar ci dimbal ci jàppale leen nit ñi di ci profité comme si dañuy politiser mbir mi. non politiser sax amu si man li ma nga wax mooy am na si yoo xamante ni ñaaw la yoo xam yaakaar naa ñoom ñëpp ñoo bokk réew mi kenn ku nekk la nga war a liggéey na nga ko liggéey bu dee kenn ki nga xamante ni dinaa ko tudd mooy Bougane bi élection présidentielle jàll dama ko woo ba mu ñëw ma ne ko demal nga liggéey sa liggéey ndax comme président Macky Sall àndoo moom yàqal na la sa jooni yàqal na la sa lee dana tëj sa Sonko mi ngi continuer politique am nan ko bàyyi mu continuer politique ndax dàq na ko fonction publique ñun Macky Sall mënu loolu dara ñu continuer suñu politique dafa am yoo xamante ni buñ dee wax yi rek di xiiroog ngaayoo dafay neex nguur gi te loolu yaakaar naa ne tey fi ñu war a toll mooy àndandoo man ko nekk benn ba Macky Sall ñu jël ko fi ci élection locale yi ñu gagné ko élection législative 2022 ñu gagné ko président de la république ku mu fi samp ñu gagné ko pour que maanaam moom xam ngeen kañ la waaw mais locale yi moom xamuñu kañ la ndax xam naa ni sax moom gëm naa duñ koy dàq ndax ñu ngi si yoon boobu noonu aussi tamit ñu ñoom xam naa ñi ngi xalaat pour ñoom ñu indiwaat poste premier ministre après comme ni ñoom ni ñu ko waxee pour déposer ko waat ko Assemblée nationale après le 1er octobre pour que ñoom ñu xam ni lépp loo xamante ni tey defoon na ni bu ñu ko defee dana baax rek du mën a baax loolu li ko waral nag mooy seen cuune moom moo ko waral ko ndax kii la ndax am na solo ci liggéey gi lan si assemblée delloo si waat poste premier waaw am na solo ndax xam nga tey ji am na ci am na tey li tax mooy bu ko indi woon tey dafa indiwaat ñetti règlement ñetti article Assemblée nationale yoo xam ne 96 ak 97 ak 98 yoo xam ne Assemblée nationale moo ko moomoon ci sañ-sañam su boobaa du nga koy delloo ndax su boobaa dana am sañ-sañu daane gouvernement dañu am sañ-sañu am vote de confiance dañu am sañ-sañu topp mais fi mu toll may wax ak yow ñetti article yëpp bi ñu yóbbu premier ministre daf ko yóbbaale
loolu lépp nag yaakaar naa ni soo assemblée nationale amutul benn kattan ak benn man-man lu dul li nga xamante moom la ñu may ci constitution bi pour ñu di ko def te buñ ko defee tamit du mujj fenn. ci wàllu Covid bi ñu dellusiwaat ki tey inondation moo nekk au devant de la scène ñi ngi wax inondation fàtte nañu sax Covid bi te assemblée amoon na taxawaay bu mu si amoon joxoon fi également président de la République plein pouvoir ci loi d'habilitation bi nga xam ni voté woon na ko ngir mu dérouler ci fonds force Covid 19 bi liggéey boobu it. waaw liggéey boobu noonu assemblée nationale moom la ñuy xaar déggoo ma ne la jox nañ ko 1000 milliards ba léegi ni may wax yow càmbaragul xaalis fi mu ko dugal mais li ma si ñaaw rek mooy xaalis boobu noonu am na ba léegi fi may wax ak yow. loo xam mi ngi ci compte trésor loo xamante ni dañ ko waroon a génn pour dépenser ko mais ministre yi ñu ko dénk mun ñu sax am xam-xamu pour def maanaam ay dépenses pour xaalis boobu génn xam nga ni loolu cuune la tey 75 milliards mi ngi ci dépôt bi ci compte trésor yoo xamante ni ci fonds Covid bi la te ministre yi nga xam moom la ñu ko dénk ministre de la santé mu ministre yeneen yi nga xam yu bari yi ñu ko jox yëpp amuñu sax maanaam ay programme ak ay dépenses yoo xam ne mën nañu ko bind indi ko ay chèque pour que maanaam trésor fay leen xaalis boobu te askan wi soxla ko xoolal tey jii maanaam xoolal nga xool docteur yi ni ñu sonne nga xool amuñuy masque sensibilisation bi kenn defutu ko léegi bàyyi askan wi ñuy dee ko tumuraanke xaalis boobu des fi mais loolu moo lay wan Macky Sall ñi mu dénk réew mi résultats yi positifs yi nga xamante ne ñi mu dénk maanaam affaire ci gestion coronavirus bi parce que loolu it xanaa doo ko bañ a gis non xam nga li ma wax mooy du ñoom docteur yi la te du ñuy politicien. docteur yi kan mooy seen ji. déedéet mais xam nga docteur ministère de la santé non ministre de la santé dañu ko jël politicien la ba fa fekkoon moom dong la du ñu am résultat ndax amu si xam-xam xamu si dara ñi nga xam ne ñooy docteur yi du ñuy politicien ñoom la ñuy jaajëfal ñoom la ñuy njokkeel ànd ak population bi nga xamante ni ñi ngi doon sensibiliser yëkk seen mooy du si def xanaa kon man ci laa bokk kan mooy définir li nga xamante ne mooy doxalin bi politique bi kan mooy définir li nga xamante ne xam nga définir politique bi président de la République lañu ko dénk président de la République bu ñu ko dénkee ministre bi mu fay ñëw am na ñu fekk te day di am ñu fa bàyyiwaat mais ñooñu bu fekkente ndam am na Sénégal gépp moo am ndam mais du caag ministre bi wala président de la République ndax bu doon ñoom dong tey bii may wax ni doo ko nangul président ne non xam nga li ñuy nangul président ak lu ñu koy bañee li am solo mooy li am résultat boobu Sénégal yëpp ñoom ñoo ko moom président de la République moom la yàlla fal mu nekk ci réew waaye ndam li moomu ko Sénégal yi ñoom ñoo ko bu doon moom dong tey mu bandone woon askan wi dem leen si Covid bi feebar baa ngi noonu dem leen kon ñëpp dana dee mais askan wi ñoom ñoo jël seen i matuwaay jël seen i responsable sama classe yi génn ay moyens sensibilisation fan dëkk génn ay millions 25 millions ñàkk naa ko si mais kan moo tax ma def ko Macky Sall daa tax ma def ko askan wi moo tax ma def ko askan woowu mu tax ma def ko nag day gis naa résultat boobu da ngay politique locale yaa ngi waaw mais lu mu si mën di doon man lu mu si mën di doon rek askan wi tax ma di ko def mais Macky Sall taxul ma di ko def moo tax tey ji ma def keneen def moo tax tey résultat bi génn nii ñu ñëpp ñoo ko bokk ñu ngi jëm ci màggal gi taxawaay gi également ci lu mel ni Covid bi parce que tamit nit ñi xëy na résultat yi mi ngi gën di néew chaque jour li ñuy dégg ñi ko am peut-être mun na tax ñeen ñi bàyyee ko te ñu ngi jëm ci événement bu mel noonu lan nga leen di. waaw li ma leen dénk mooy li sëriñ bi dénkaan rek mooy nañu màggal si te fagaru loolu la sëriñ bi wax loolu la sëriñ bi santaane loolu la ñuy doxale ba tax na man mii di wax ak yow waxoon naa ni incha allah dinaa dimbale ñu war dimbale si masque ba fi mu toll nii téeméeri junniy masque war naa ko jébal xalifa général des mourides région bu nekk war naa fa yóbbu ñaari junniy masque si mboolem région Sénégal yi pour que ñu war a màggal si mën ko jël pour def ko addee Sëriñ Tuubaa te loolu laa nekk man ñu ñëw ci statut chef de l'opposition ndax it débat la boo xamante ne ñu ngi ci wax ba léegi opposition bi mënul fexe ba déggoo ci ki jiite groupe parlementaire bi nga xamante ne moo ëpp doole biir assemblée nationale ou plutôt kii jiitu ci opposition bi moo koy nekk wala deuxième bi nga xamante ne ni mooy. xam nga loolu li ma si wax mooy dafa am ñoo xam ne dañoo naafeq mais tey constitution bi àtte woon na bu fekkee dañoo wax ne léegi ki jiitu woon ci président de la république Abdoulaye Wade moo jiitu woon 2012 toppoon ci ginnaaw Macky Sall 2016 ñu def maanaam référendum 2016 bi ñu ko defee ki toppoon ci ginnaaw Macky Sall war na ko jox muy Abdoulaye Wade bu dee présidentiel boo jëlee maanaam après élection 2017 muy élection législative yi Abdoulaye Wade moom moo topp ci ginnaaw Macky Sall mais pourquoi ñaari yoon yëpp bu ñu jëlee maanaam mbirum présidentiel kii mos topp 2012 bu ñu jëlee mbirum législatif kii mos topp 2017 kon jàpp naa ni bu fekkente ni tey jii ñun dañuy waxtaan assemblée nationale lépp loo xamante ne fa lay ñuy nosee di noccee ñoo fa am majorité muy PDS moo fa am 11 députés bokk gis-gis am fa 5 députés ñu demoon ay élection ñu am doole ñëpp assemblée nationale bokkuñ ci élection yooyu noonu du nangu nga koy jox koo xamante ni tey ji da nga ne rek moo jël deuxième te ñi àndoon nag mu ëpp la doole beneen bi nga xamante ni moom laa si teg mooy non nanguwuma d'accord ma si pour jox ko Idrissa Seck ndax Idrissa Seck si lan yan base la nga koy sukkandiku régime présidentiel lan nekk non xam nga sa deal politique la loolu ma la waxoon si commencement bi deal politique boobu nag du ñu nangu ñun ñi nga xam dañoo nekk opposition nekk assemblée ndax imaginé tey ji dialogue bi nga gis nii mais bu ñëwee assemblée nationale ñun opposition bi ñoo fa am ay député bu ñu ko wotewul dañ naan opposition wotewu ko te bu fekkente ni indi nañ ko assemblée gisatuñu doy dañ koy resté su boobaa ñoom ña fa dem teew amuñu fay député lan la ñuy jariñ su boobaa
deal politique bi entre kan ak kan. mais deal politique mooy entre ñi nga xamante ne dañoo bëgg chef de l'opposition ak ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci suñu coalition bi. bëgg ay marché ak ñeneen bëgg bokk ci gouvernement bi. ñooñu ñooy ñi nga xam ñooy def ay deal politique. non xanaa kilifa gi nekkatoo ko. waaw mais xam nga nekk kilifa moo tax ma am responsable boo xam du ma nekk di tudd ay tur naan leen nanga mais gis nga parce que tey ku mel ni Sonko la ñu gis bi nga xam ne nanguwul kenn doon chef am ci opposition bi ndax wax na ko. mais man mii wax dama am kenn doon sama chef man Idriss Seck bu gañee Touba maa ko may Touba man maa génn 30 000 ak fukki oto jox ko 128 000 va Touba koo xam 17 000 va am Touba kooku man bu doon def seen opposition pourquoi mënuñu ma ko def. seen ñàkk déggoo bi finalement ndax du profité non du question ñàkk déggoo ça dafa question lan la nit ki xam nga dëgg xam nga ànd nit ki mën nga ànd nit ki du tey nga wax ko dëgg ñun Ablaye Wade mooy suñu waajur Ablaye Wade moo nekk deuxième ci assemblée nationale moo nekkoon deuxième élection 2012 bu ñu jox opposition bi ko wala ñu ne élection 2022 yii ñu jëm yéen opposition bi yëpp képp koo xam yaa fa ëpp député yaay gañ yow yaay nekk chef de l'opposition ñu ñëpp ñu tolloo waat benn rang bu ñu dawandoo su boobaa kenn du ko bañ. ñàkk déggoo bi. ban. ñàkk opposition bi. non opposition bi déggoo parce que tey non opposition bi déggoo. ndax la nga wax loolu. bu ñu amee ñi nga xamante ne nii ñooy nekk ci Idrissa Seck te yenn saa yi duñu leen sax dégg yow bokk gis-gis PDS wax. nga xamante ne intéressé wuñu sax lay wax statut chef de l'opposition ku mel ni Ousmane Sonko am tamit fu mu tiré ci côté ngeen nekk di xiiroo ngaayoo ci loo xamante ne président may ma àggali président dafa ne bàyyi naa leen ngeen déggoo ci seen biir ngeen xam kan ngeen di tànn pour chef de l'opposition ngeen nekk ci di xiiroo ngaañu pendant ce temps moom mu ngi déroulé mu ngi def leneen foofu laay waxee ne ndax li ngeen di def finalement nekkul moom ngeen di rendre service. xam nga président de la république du kon moom moo ñu tànnal ñun déjà constitution bi tànn na opposition ki ëpp parlementaire ki ëpp ay député assemblée yaa war a nekk chef de l'opposition bu fekkee ne d'accord nañ loolu fa la xam bu fekkee ne d'accorduñ ko ki nga xam ne moo jiitu woon ci élection 2012 yi toog ko ci ginnaaw Macky Sall moo war a nekk chef de l'opposition ñaaru yëpp kenn lañ ko ma jox muy président Abdoulaye Wade léegi nag bu fekkente ne nag da ngay wax ne déggoo woon mais ñàkk déggoo moo tax ba élection présidentielle si jotee kenn ku nekk da ngaa dem wuti woon tey ji élection 2017 yi ñàkk déggoo googu moo tax gañe woon assemblée nationale ndax ñun ñoo waroon a gañe assemblée nationale ak grande coalition mais tey ñooñu ngay wax noonu mooy Idrissa Seck ay Khalifa Sall ñoom ñoo ñëw tas coalition boobu noonu ñun ñu resté ci ginnaaw Abdoulaye Wade ànd ak moom pour tey jii maanaam ñu am liñ bëgg ni kon jàpp naa ne loolu yàgg na fi kenn ku nekk da ngay xeex mais intérieur yaa jàpp ne moom ngay xeex mais nag am na loo xamante ni bu ñu ko bëggee personnaliser ñun ñi nga xamante ne askan nañu ñor nga xamante ni ñoom kenn defuñu ci dara loo xam ne dana jar tey ñuy wax loo xamante ni du dëgg ci ñun askan lañu jiite ci ñëpp su boobaa dëgg la ñuy wax dëgg googu nag mooy assemblée nationale ka fa ëpp ay député bu dee chef de l'opposition moo ko war a jiite. d'accord bu fekkee présidence la ki toppoon ci moom 2012 moo ko war a jiite bu fekkee loolu lépp mënta nekk nag ñu ne 2022 bu demee élection législative képp ko ëpp ay député yow yaay jiitu. na xaalis bi ci biir tamit indi na coow. waaw 3 milliards yi nga indi na coow mais 3 milliards yooyu xëy na ñoom ñoo ko bëgg a pàccoo rek. dinañu ñëwaat ci yow ci kanam ñu dem seetaan publicité.